asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokki auditrices su Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué mu lëkkaloo ci partenariat ak sunu Kër FM di la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles ñi ngi leen di nuyu dellu ci fas yéene àndaat ak yéen ci seen émission actualité politique de la semaine. Actualité politique de la semaine seen xarit Chérif El Walid Aïdara di leen ko defal ànd seeg ay invitéem tey ma jàkkaarloog soxna Awa Thiandoum mu feggoog càmmiñam xaritam sëñ Sidi Fall mbokk yi tey nag nu fas yéene waxtaanee lu am solo point bu njëkk bi di dossier bi nga xam ni lëmbee na muy Akilee ak Senelec ak Akilee contrat bu doy waar bi. Deuxième point bi nu jëm ci gestion pétrole bi ci Sénégal gaz bi waaye aussi hydrocarbure dinañu ci waxtaan incha allah di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina ci safoo gi ngeen safoo seen émission bu mag bi di actualité politique de la semaine. duma def nag lu dul nuyoog samay invité ci biir studio bi jox leen nu nuyoog mbokki auditeurs yi nu daal di xuus wéy ci émission bi soxna Awa Thiandoum maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. soxna Awa lan ngay nuyoo sunu auditeurs yi nu àndal ci waxtu wi kàddu gaangoog. maa ngi nuyu di ziar ñëpp di kontaan ci plateau bi ma invité Chérif maa ngi lay ziar bu baax a baax am mbégte ñëwaat ci sa invitation bi di nuyu auditrices ak auditeurs yi bu baax a baax. di nuyu PDG sunu Kër FM basé à Los Angeles di nuyu staffam yëpp maa ngi leen nuyu di leen sargal di la wax tey mbégte laa amaat ci ñëw ci plateau bi waxtaan ak yow. jërëjëf soxna Awa Thiandoum di la dalal jàmm wañeeku nag jàkkaarloog sama xarit Sidi Fall sëñ Sidi maa ngi lay nuyu. sëñ Sidi lan ngay nuyoo suñu mbokki auditeurs yi ànd ak ñun ci waxtu wi sëñ Sidi kàddu gaangoog. asalaamualeykum wa rahmatullah auditeur ak auditrice suñu Kër FM seen xarit Sidi Fall moo leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu Chérif El Walid di ko remercier ci lim ñu invité ci plateau bi di nuyu suñu jigéen bu baax soxna Awa Thiandoum di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la ndamoo saa su ne ndax saa suñ la dégloo rek ndam la ñuy am macha allah waaye di gërëm aussi di nuyuwaat auditeurs yi ak auditrices yi ñuy déglu ak képp ku ñuy déglu tey ci waxtu wi ci émission bi di ñaan yàlla rek ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf. jërëjëf Sidi Fall di la dalal jàmm mbokk yi di leen fàttali ni yéen a ngi ci Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction. lëkkaloo ci partenariat ak sunu Kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine mbokk yi nag duñu def rek lu dul daal di xuus wéy ci émission bi ma wàññeeku jàkkaarloog soxna Awa Thiandoum soxna Awa Thiandoum coow li lëmbee na réew bi te nag jëm fu am solo muy lan électricité di courant bi ak am solo ci réew. rawatina nag ci siècle bi nu toll nga xam ne lépp daanaka looloo koy doxal mu mel ni ñun coow dañu jàpp sunu réew boobu ba léegi diggante Akilee Senelec Akilee di contrat boo xam ni lu nekk waxoon nañ ko ci dem nag defe naa sax bay résilier waaye dama lay laaj soxna Awa coow loolu nan la demee ak dossier Akilee Senelec fan lañ ci toll soxna Awa kàddu gaangoog. waa
Chérif maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la sargal di nuyu sëñ Sidi Fall mi ma bokkal plateau bi maa ngi leen nuyu bu baax a baax di ñëw ci di sawar ci li ma laaj lool macha allah muy Senelec ak Akilee mais ñu toftal ci état du Sénégal ndaxte contrat boobu dafa wundu pour sa ngéemal ñëpp muy ñay liggéey Senelec muy consommateur yi ñëpp lay sa ngéemal loolu nag fi mu dooree mooy Senelec lépp li nga xam ne Akilee ñëw na ko pour ay activité bëgg koo def ci biir Senelec fekk Senelec def na ko ba pare maanaam projet bi nga xam ne moom la Akilee andi projet boobu Senelec am na ko ba pare Senelec kay da doon xaar ko financé pour mu mettre en œuvre loolu kon nan lañu mën a wëlbatikoo état bëgg andi beneen concessionnaire waaye andi par la force la xam ngeen ne loolu jaadul loolu amul fenn nii nag la ñuy def ci boîte yëpp nag ba dugal sénégalais ci loo xam ne kenn xamul lu mu doon ndax dugal sénégalais yi mooy bu ñu yokkee courant bi bu ñu wàññee liggéeykat yi chômage dugg fracture sociale tissu social bi dañ koy fissurer bu ñu yokkee courant bi ñii dinañ fay ñii duñ fay éclairage public dootul amati donc dossier Akilee wax dëgg yàlla noonu la demee muy loo xam ne dañ koo forcer Senelec ci loo xam ne Senelec moom defoon na évaluation ba bind projet moom Akilee lu mu wax nee na ay compteur intelligent lay andi te kat lu ngeen ci xamul mooy compteur intelligent yooyu yëpp Sénégal njaay yëpp lay dindiwaat compteur yi de changé leen bu dindee compteur yi daal di andi ay compteur boppam dem toog fële ak ay masinam di xool mooy xool nu Sénégalais yi di consommer moom moo leen di facturer moom mooy def lu ko neex donc lii moom moo opposé Akilee ak Senelec ak état du Sénégal te état du Sénégal Akilee la faral. jërëjëf soxna Awa defe naa ni leer na nañ xam nañu Senelec ak Akilee lan mooy seen problème waaye aussi am na loonu si wax lu am solo mooy état Sénégal Akilee la faral sëñ Sidi Fall état Sénégal de soxna Awa nee na Akilee la faral waaye yow dossier boobu loo si xam état Sénégal mi féete boor aussi loo siy wax sa njàngat la ñu bëgg a dégg si loolu kàddu gaangook Chérif ñu ngi lay ziar di la wax question bi am na solo di wax ne macha allah soxna Awa Thiandoum dafa wax lu am solo xanaa xëy na si déggin laa wax li si nit mën a dégg rek mooy Akilee ay doomu Sénégal lañ bon te Senelec xëy na tubaab yi ñoo nekk ci kanam xëy na loolu rek moo ci xaw a dal xel waaye li ma bëgg a wax rek mooy Chérif su dee dëgg rek lañ bëgg a dégg gis nga Sénégal mooy benn réew ci àdduna boo xam ne moo bindoo lépp la nga xam ne population bi moo ko moom mu war a dem ci moom de Senghor laa wax jusqu'aujourd'hui du dossier la du nekk dara loo xam ne day leer ci boppu Sénégalais yi ba fu ñu toll fii tey ñun di ko dund gis nga wi néew yi siy rot sax soo gisee ñu am chance boobu di si jot c'est parce que ña ko sekk taabal boobu ñu ko wër di si def seeni luxuur pour rek seen poche bopp da ciy am kenn ku frustré wala ñaar ñooy génn te ñoom sax suñu génnee suñu meree sax génn duñu wax lépp parce que suñu waxee lépp xëy na ñoom lañ ci doon yaakaar dootuñu ko jot kon Sénégal moo tëddee na nga xam ne politique yi dëgg lu mën a xew contrat bu mën a xew ba ci Akilee bi ak Senelec bi pertement peuple bi mooy le grand perdant ñoom toujours li ñuy am dañ koy am ci ginnaaw Sénégal yi te nag vraiment mu nekk loo xam ne Chérif
ñun ñëpp suñu manqué woon ne population bi ne Sénégal dañ bëgg mu dem ci kanam, dañ bëgg mu am tànki kanam, du ko am parce que nit ñi jiite ñooy problème bi. dama lay jox benn misaal. gis nga Akilee ak Senelec seen contrat boobu am na benn syndicaliste bu ñuy wax Modibo Diop, Sénégal yëpp xam nañ ko. moom signature boobu dafa teewoon, xam lépp nag. waaye beneen cadre bu ñuy wax Souleymane Souaré ci Senelec ñu bokk benn plateau. Modibo Diop di défendre buggul féete fenn, mais mi ngi naan nañu waxtaan rek parce que Akilee doomu Sénégal la ko moom, nañu waxtaan rek parce que Akilee doomu Sénégal la, su Akilee gagné Sénégal mooy gagné, buggul xus si biir. mais Souleymane Souaré daf ne ko mais man je ne comprends pas, xam nga lu tax contre Akilee ak Senelec seen signature yow yaa arbitré, da ngaa toog bokkoon si gars yi. mais gis nga ñi ñuy tuddee ñi nekk bitim réew mooy israélien yi, mais li ñu signé ba ñuy signé yi ak Senelec Modibo Diop boobu dafa ànd ak ñoom dem. mais gis est-ce que loolu jëm na maanaam yow sénégalais nga, fii nga màggee, fii nga juddoo, fii nga defee lépp, nekk fi lépp, lan la fi Modibo géré wul, lan la fi Modibo Diop amul si temps Abdoulaye Wade, mais tey mu nekk si diggante Sénégal ak Akilee ba pare ñu israéliens yi moom dafa dem ànd ak waa Sénégal ñu dem signé ji ak israéliens yi. mais loolu ba tey weddiwu ko. mais kon nga xam ne ñoomi neen la par la complicité de l'État. lu ci mën a xew daal mooy citoyen lambda bi moom ñun nañu yàlla suturaal rek, waaye gis nga ñoom li ñuy def doo ci dégg ku ñu tëj, doo ci dégg ki ci ñàkk, doo ci dégg problème. ñoom ñooy tëju seen nekk, ñooy waxtaanaat ba juboo. Sénégalais daal sont les grands perdants. mayam foofu. asalaamaaleykum, ba ci kanam. jërëjëf sëñ Sidi Fall, di kontaan si yow. tegal foofu baaraam, ñoo ngi dellu si incha allah. léegi soxna Awa, contrat bi la ñu bëgg a xam fan la toll. résilier nañ ko, résilier wuñu ko am, waaye it nag dañu fi déggoon Israël si mbir mi nu dem ba naan ñoom lañu koy jox, waaye nu wàññeeku temps yi aussi dégg si chinois yi, dara leerul nag si bopp Sénégal yi. waa soxna Awa, yow loolu lan nga si xam, lan nga nu si mën a indil si leeral. kàddu gaangoog. waa Chérif, contrat bi ci dafa bëri ay jafe-jafe, dëgg la ak Akilee la, mais après déggaat nañ ci israéliens yi ba ñu retiré woo laajte nañu indemnité 3 milliards. loolu yëpp mu ngi ci biir. léegi concessionnaire yu bees yi xamaguñu ñaan lañu. li gën a doy waar nag mooy capital bi nga xam ne capital d'investissement mooy xaalis bi njëkk a dugal. loolu fan lañ ko jëlee pour fay ko 187 millions yi 187 millions 500 187 milliards 500 millions yi nga xam ne moom lañ teg ci ndoddu structure bi, fan la ñuy jëlee loolu pour fay ko. dem nañu ba wax am na, peuple bi jóg naag yooyu, ñu rocc Akilee, israéliens ñëw roofo. israéliens yi aussi bañ demee ba gis ne lii mën na andi ay problème fracture tissu social, te ñoom investisseurs étrangers dañoo ragal loolu. après ñoom dañoo retiré wu, mais dañoo yóbbu ki leen joxoon contrat bi ci yoon. léegi nag ñoom non seulement dañ leen di fay seen xaalis, mais dañoo laaj amende 3 milliards yoo xam ne woon lañ leen koo amende jox. te ba léegi nag mbir mi sotteegul de. Chinois yi nee nañ dinañ ñëw, mais man dara leeraguma ci. ñu ngi profilé à l'horizon nag, mais waxaguñ dara ci contrat ki. donc ñun jaaxle nañu lool ñun population Sénégal ci Akilee
jóge ci Akile dem ci israélien yi jóge ci israélien yi bëgg a dal ci chinois yi ak 187 milliards 500 millions yoo xam ne cin bundu fokkul te yax ba ja nekkoon jógu fa kenn xamul fan la jaar waa Senelec sonn nañu waa Sénégal itam sonn nañu ci genre contrat yi comme ni ko sëñ Sidi Fall waxee sànq loo xam ne daal ñun dañuy ñëw rek tegal ñu ko mais daal dañuy togg rek ñëw yàqal nañu kaay leen lekk kenn du xam contrat yi fi ñu ko négocier ak kan moo ko négocier toujours tam intérêt sénégalais bi du ci am du ci mos a am ay groupe nit daal ak état bi ñoom ñoo ci am ay intérêt donc loolu mooy dossier Akilee moom mën nañu wax sax ne Akilee léegi amatul mais israéliens yi buñ jotee seeni ndàmpaay ba pare nag ñu doog a xool ban concessionnaire lañ ko war a jox donc toujours rek ñuy woote di def alerte que ne Sénégal war naa jóg taxaw ndax li mu moom ñu jox ko lu mu yellool ñu jox ko jërëjëf soxna Awa di kontaan si yow rek xaar nu foofu dañ fay dellu si incha allah léegi nag ma jàkkaarloog sëñ Sidi Fall waaw sëñ Sidi Fall làmbaatu gi nu nekkee moom doyul waaram ah daanaka tàqalikoo nanu ak Akile mais tàqalikoo ak Akile boobu dafa mel ni si làmbaatu la nu jëmee bu ne israélien yi ba yàgg noonu chinois yi làmbaatu googu ma ni ndax jig na gafaka état bi waaye it ndax jig na gafaka population yi njëgu courant ba fan la jëm loolu nag yow laa koy laaj sëñ Sidi Fall ñun de ñoo ngi làmbaatu dafa mel ni dajagunu ba dalagunu fenn bokk sëñ Sidi ban njàngat nga si am lu si sa gis-gis kàddu gaangoog. waaw Chérif làmbaatu boobu ndax jig na état sénégalais bi walla population bi la jig man su ma ne état bi sax damay bañ a tooñ pour ma bañ a généraliser waaye ñi sekk Senelec ñi sekk Akile ak état bi par la complicité du président de la République Macky Sall ñooñu rek lay jigul ñeneen certes peut-être Akile dina ñàkk ak du ñàkk su ñàkkee signature bi lay ñàkk rek waaye da ngay yëg ne ci suuf dana am ay bii yow bii man bii kële jàppal ci lii la nga xam ne yëpp nag c'est l'argent du contribuable boo xam ne ñoom nañ ci gis seen bopp ak lu mun a xew ñi ko sekk kenn du mer su fekkee chinois yi la wala israéliens yi la ñoom dañ lay wax ne ñoom dañuy dem cour pénal international peut-être Sénégal ak fi mu jaar yëpp ak li alalam yàqu si loolu yëpp ñu xaw a dellu ginnaaw ci loolu te négociation bi fan lay mujj mooy jox leen ay milliards yu dul jeex ba tey sénégalais bi moom waxuma la sax mu nekk fa mu nekkoon mais day gën a dellu ginnaaw rek pour toujours ah fekk système bii fekk régime yi ñu ngi fii dañuy jiite mooy courant di gën a cher mooy ndox di gën a cher mooy gasoil di gën a cher mooy pétrole di gën a cher saa su ne foofu rek ñun la ñuy mën a teg suñu tànk parce que li ko indi yëpp nag mooy encore une fois Chérif population bi lañu xam bariwut parce que ña leen war a xamloo gëmuñu yàlla laa koy tuddee man ils sont malhonnêtes maanduwuñu te alal rek la ñuy ut ci àdduna gis nga genre nit yooyu ñoo nekk fii Sénégal et en Afrique moo waral suñu coono yu métti yi gis nga dañuy jékki-jékki jëm ci plateau yi dañuy théâtre rek signature bi nii kii tàngal fii kii génn fee ñiy xuloo fee ma ne président mooy toog fa mu toog woote ñu ñëw toog séddoo loolu rek la kii gañe nag
wala kii akimoo loolu wala kañ koy jox ka nga xam ne toujours ñoom seen bopp lañ ciy gis à tout moment kooku rek mooy gañe. fii nekkuñu fi ay kii doomu réew mi la wala kii sénégalais nañ ko wala non non doomu réew mi sax si jongante si appel d'offre si lu mu mën a doon mosuñu gañe dañ leen di mosal rek mais coup yu mag yi bariwul daal lu ko doomu réew mi di am parce que état yi duñ la jàppale. il préfère jàppale ñeneen ak seen bopp peut-être nag xëy na dañ siy sóor ëllëg su fekkee ne dañ ay mbóot la ñu war a sulli occidentaux yi duñu sulli yooyu parce que duñu am tam day fekk mu nekk si leneen te suñu enquêteurs yi aussi duñu jote foofu noonu ba gis yenn dossiers yi loolu yëpp mën na koo ëmb. kon daal Chérif daal li mun a xew daal mooy suñu ñàkk sens yëpp dañoo fal rek te xamuñu li ñuy fal lan la dañoo tànn te xamuñu li ñuy tànn lan la. directeur généraux yi et tout ñoom ñëpp dañuy nekk ci ginnaaw état parce que intérêt état mooy seen état lii rek la Chérif jërëjëf. waaw Chérif te xam nga man lu ma gën a métti ci mbir mi mooy seetal tey Senelec dafa envoyé 70 ingénieurs je dis bien et je pèse mes mots 70 ingénieurs au chômage. ay borom xam-xam yi xale nekk sénégalais dem jàngi li nit di am ci xam-xam am nañu ko ñëw war a jàppale Sénégal war a jàppale seen réew pour ñu am ndam pour réew mi jëm kanam pour réew mi naat ñooñu tey Senelec daf leen yóbbu au chômage. état Sénégal ubbi ay bëtam di ci xool àdduwu ci lijjantiwu ko sax mais kon ñun ci ban réew lañ nekk. yow coow loo xam ne ña ca war a gis seen bopp ña ko war a dundee ñooy nekk les grands perdants c'est 70 ingénieurs. imaginez-vous kenn ku nekk am kër yor sa njaboot ici au Sénégal ci biir njaboot googu ñaata xale ñooy dem école. xale yooyu dem école parfois ñu xaw a tawat war a faju ji. waxuma fii au Sénégal waxaguma tante yi de waxaguma nijaay yi waxaguma bàjjen yi waxaguma doomu bàjjen yi waxaguma xarit yi waxaguma dëkkandoo yi ba ci waa ji moom nit nga xam ne moom l'ingénieur la waroon a taxaw foo xam ne pour jàppale boppam waaye jàppale askan boobu yëpp tey nga yóbbu ko au chômage ak li mu jàngi woon yëpp te certains parmi eux sax peut-être état bi am na ñu ci fayal ñu dem jàngi léegi loolu yëpp pertement lay doon mais réew boobu nan lay demee du dem qu'on en disconvient même pas du dem. gis nga mbiru Senelec ak Akilee li ñu sumboon la rek pour séddoo alalu askan wi li xew mooy gis nga la amoon temps Senghor peut-être président Abdou Diouf yooyu moo mënatul xew tey certes ba tey mënuñoo xam lépp waaye kenn mënatul nëbb lépp parce que gis ngeen ko développement bi réseaux sociaux yi gis nga ay bouton ngay bës nekk fu la neex dëgg léeg-léeg nga dugg sa internet sax dugg si yëfu jàmbur loo xam moom dugg sax ne yow yaa ngi si ay biir dossier gis nga yooyu noonu soo buggee indi lu amoon démb def ko tey yow yaay weeru te loolu moo dal ñii fi nekk nii dañoo weer seen bopp dañoo weeru mais ingénieur du caaxaan benn liggéeykat sax du caaxaan li ñu nit ñu weex ñu rawee ñoom matière grise yi mooy seen problème nu ñuy encadrer ñooñu nu ñuy joxe ñooñu seen gëdd naka la ñuy def ba ñooñu duñu sonn waaye seen doom yi duñu sonn waaye seen sëti suñu ñëwee duñu sonn léegi ñun li ñu ut ak ñoom loolu la parce que ñuy jiite malheureusement seen bopp seen mbokk seen jabar seen doom seen parti
te directeur général yi ngay gis yëpp ay politiciens rek lañu te politiciens yi ñoom ay personnage rek lañu personnage mooy rek yow nekkal benn nit rek luñ la film lañ lay bindal rek yow luñ la film bindal rek joué nga mun koo joué su fekkee da nga dem si place war a jooyal ba sonn soo waree feccal soo waree tàccu dafa war a jeex Chérif. Il faut que peuple bi aussi ubbi seen bët il faut que peuple bi aussi yeewu il est temps nag doy na waar daal Chérif kenn mënu ko wax ba mu jeex. jërëjëf sëñ Sidi Fall njàngat mi am na solo soxna Awa Thiandoum si yow laa jëm si soxna Awa nii nga gisee dossier Akilee nii nga gisee problème mu Senelec nii nga gisee problème mu électricité ak population yi ma di la laaj soxna Awa yow nga yaakaar ni yorin bi si war toppatoo bi si war li si war dëgg est-ce que état Sénégal taxawee na si noonu est-ce que taxawaayam bi mooy bi ko war ah loolu nag yow laa koy laaj soxna Awa lan moo si sa gis-gis sa xalaat kàddu gaa ngoog. waa Chérif xanaa di kontaan di la tontu rek ak laaj bi nga laaj muy laaj bu am solo maanaam état du Sénégal moom dafa am habitude boo xam ne bu bon bu mu yore su amee ay contrat yoo xam ne daf ko war a négocier du woo ay expert déedéet ay nit yu yaa ma ne xam rek lay andi ne leen contrat bi dama cee bëgg intérêt tant de milliards na ngeen fexe daal ba ma am ci tant de milliards yow nga am ci tant de milliards yow mi koy négocier mais moom li nga xam ne moom moo gënal population sénégalais yi li yomb ci population sénégalais kooku état yoonam nekku ci donc ñoom toujours dañuy wut nu ñu rey population Sénégal amul benn intérêt ci contrat yi ñu signé boobu ba léegi mosuñ ci am intérêt bii nag dafa rawati ndax concessionnaire bu dem rek bu résilier contrat rek day laaj amende mooy maanaam day laaj ñu dàmp ko dàmpaay boobu tam ci 187 milliards yi ci loolu lay tegu donc c'est très compliqué vraiment c'est regrettable li nga xam ne moo ñi dal nii état bi taxaw loo xam ne yow structure boo xam ne yow yaa ko moom muy Senelec nga ñëw mu fekk mu ay gestionnaire yu baax nekk fa ñoom seen feuille de route di ko dérouler évaluer seen xanaa parcours liñ def yëpp daal di xëy taxaw ne nañ dem jëndi ay compteur intelligent su ko defee day gën a yombal gestion wu ak contrôle courant bi yow nga fexe fële ñu imposer Senelec yooyu yëpp il faut da ngeen koy bàyyi dañuy andi gis-gis bu bees doxalin bu bees ak ay nit ñu bees benn bailleur de fonds bu bees ñooñu tam déglu yaakaar ne lu nekk àddina ak li ci biiram lañ leen di andi ndekete ñoom liñ leen di andi naan leen lii mooy plan d'action bi ngeen war a fonctionner boo fekk na Senelec bind na ko pare moom feuille de route am ci la nekk mais quand même mais nan lañ mën a jëndalee ay ab société ay compteur intelligent te moom ci boppam moom mu développé woon ab projet pour dem jëndi ko où est le problème voilà Senelec moom daa légitimul Sénégal moo ko moom mais nañ ko bàyyi muy doxu intérêt sénégalais yi mais déedéet moom daal am na ñoo xam ne yor nañu seeni pot ak seeni siwo bu ko suukar te ci loolu la ñuy suukaree seeni mbir ñu jox leen ko léegi état bi moom tam mu am ci wàllam population yi di gën a dee mais c'est très grave bu ñu remontee ba ca ndey ja nag ci la ñuy gën a xam ne ñun dee nañu muy lu jëm ci wàllu ressources pétrolières yi avant ba ñu gisee jugement pétrolier yi te la ñuy signé contrat
muy Timis Corporation yooyu boobu ngeen gis Timis la mu jël na ko nee na méngi ne mentañ la mu jox famille ñi ko contacté mu ngi seeni poche ak seeni compte Sénégal gisul dara société africaine de raffinage muy SAR mi nga xam ne gestion hydrocarbures yi ci Sénégal moom moo ko géré kooku moom dañ koo jël pousse ko teg ko nale te SAR bu ñu delloo ci ginnaaw tuuti moom lépp lu doon affaire ressources pétrolières moom moo ko yore woon moom macha allah ay nit ñu xarañ am un capital consistant boo xam ne état bi moo ko joxoon ne ko courant bu mu manqué dara bu mu manqué ba ci scandale bii mu jeex a xew ASER muy xanaa électrification rurale bi ba léegi mënu fexe ba egg te pourtant génne woon nañu xaalis boobu ba mat sëkk que ne village yëpp ay am courant xaaj bi sax am na ay courant xaaju village yi am na courant xaalis boobu tam kenn xamul fu mu jaar donc ñun tey dañuy gën a ñaaxaat population yi ñu jéem a jóg jël le destin en main ñuy gën a informer nit ñi aussi parce que loolu lu am solo la ñun classe politique bi nga xam ne ñun ci beneen waar lañ nekk ci feneen lañ feggoo war nañuy gën di gëstu di leeralal askan wi fu dossier toll dossier yi nan la mel ressources yi fan la toll ressources yi nan lañ ko war a négocier parce que toujours mooy li may wax jumte bi état di def mooy saa yu négocier du andi ay expert lu ko neex daal lay andi yaa ma neex négocier ma jox la ay tant de milliards nga jox ma ci man tam tant de milliards lii moo am Chérif ci contrat yi nga xam ñu ngi koy signé Sénégal muy lu ñu metti lu ñu jaaxal te mënaguñ ci dara. jërëjëf soxna Awa Thiandoum defe naa ni njàngat mi am na solo te wax dëgg yàlla nag dafa mel ni yow daanaka da nga xuus balal sax nag sunu deuxième point bi muy gestion gaz bi pétrole bi ak hydrocarbure dafa mel ni daanaka dugg nga si foofu nag rek lay jàkkaarloog sëñ Sidi Fall sëñ Sidi dégg nga li soxna Awa Thiandoum wax defe naa ni njàngatam mi am na solo waaye yow sëñ Sidi buñ la si laajoon yow lan moo si sa xalaat lan nga ñuy wax. Chérif sa laaj bi am na solo macha allah waaye Chérif si mbiru pétrole ak gaz au Sénégal dafa am lu gën a garaaw mooy lu ñuy tuddee blogu Saint-Louis ak Kayar bi te kenn defu ko loolu président Macky Sall est-ce que xam nga Chérif gis nga li des suñu géej gi soo ko jëlee li ko dalee frontière u Gambie ba Saint-Louis Chérif nga jël Gambie ba Casamance fu mu yem Chérif la sa des yëpp Macky Sall dafa signé contrat Total jox ko maa ngi wax ne la des ci géej gi au large lépp Macky Sall dafa def benn licence bu 65 000 kilomètres carrés je dis bien 65 000 kilomètres carrés de nappe pétrolifère loolu la jox waa Total te xam nga lu yéeme Chérif région de Dakar bi rek 550 kilomètres carrés la ci géej gi donc su loolu amee dafay mel ne dafa jox Total lu ëppee Dakar 120 fois je dis bien 550 kilomètres nga multiplier ko par 120 fois loolu lépp Macky Sall daf ko jël si licence jox ko waa Total waaw jox ko waa Total
seetal Chérif diggante Cap Manuel ba Diamniadio ba yeen ak li ko ëmb de laa wax danga si boole ay Tivaouane Peulh ak yooyu noonu lépp la président Macky Sall jox Total. waa léegi sénégalais yi ñoom ana ñu ñoom c'est gis nga lii dañ ko fi waxaat ko waaye dafa mel ne sénégalais yi ba tey sooy wax loolu dañuy gis ne kii di wax rancunier la wala dañuy wax ne kii di wax li muy wax tegu ko fenn wala li muy wax xamu ko te gis nga état dafa nekk loo xam ne surtout président Macky Sall mun nañoo wax lu ne mun nañoo wax ne article yëpp gars yi lijjanti wuñ ko indi wuñ ko teguñu ko liggéeyuñ ci ba mu des article 80 boobu ñuy wax soo waxee Macky Sall loo ko warul wax léegi procureur Bassirou Gueye yónnee ñu jël si la doo fanaan sa kër loolu entre parenthèse la woon comme mu mel ne am na yenn wax yi tuuma yoo xam ne soo ko tegee ko président su dul dëgg doo fanaan sa kër waxuma la Sénégal mënul nekk te li ñuy wax kon dafa dëggu te président Macky Sall def na ko te alal jooju yëpp président Macky Sall attanu ko ay doomam attanuñ ko ay sitam attanuñ ko te Sénégal yëpp mënoon nañ see gis seen bopp gis nga li ma lay wax léegi président Macky Sall ci dossier boobu daf ci ñaanaale pour gars yi financer ko mooy la construction de l'institut des pétroles et du gaz bu nekk Diamniadio bii daf ci ñaan 5 milliards yoo xam ne gars yi moom lañ ko financé la effectivement 5 milliards lañ ko financé la te moom moo ko ñaan ci loolu noonu pour gars yi defal ko ko gars yi nangu defal ko ko Chérif xanaa loolu doy na waar loolu doy na waar trop lépp ci ginnaaw sénégalais yi te gis nga Chérif loolu doyul ci contrat boobu dañ ci bind conformément aux souhaits déshydratats du président exprimé en décembre 2016 xanaa mooy moom Macky Sall te li gën a garaaw scandale bu gën a rëy 10 millions de dollars ont été versés 30 jours après la publication du décret d'approbation président moo jël loolu fàll ko dugal anam fu mu ko def mais loolu c'est beaucoup d'argent loolu mun naa sukkali réew kon suñu tollee fii di wax ay pétrole gaz man je dis sincèrement dëgg nañ ci wax rek xanaa ñu wax lu ci ak waaye duñ ci am résultat bu toll ni bënu puso parce que nag dafa mel ne soxalul askan wi dafa mel ne soxalul ñu ko moom dafa mel ne daal dañoo jël suñu bopp rek tey la ko waaye yaakaar bu mujj bi rek ñu bàyyi ko ci loxo yàlla bés dina ñëw lépp dana leer te xëy na suñu alal dana delluwaat ci loxo Sénégal yi ma yem foofu jërëjëf Chérif. jërëjëf sëñ Sidi Fall xanaa di leen fàttali rek ni yéen a ngi ci Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué di un parti en construction président Abdoulaye Fall jiite ko Cap Sénégal Natangué di yëngatu ci lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye luy jëmale sunu réew Sénégal kanam waaye sax nag luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu ci càmb gi mbay mi napp gi waaye di yëngatu ci santé faju wér-wérle di yëngatu ci éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàng-jàngale di yëngatu ci justice jubal jubbanti mu lëkkaloo nag ci partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine mu mel ni nag mbokk yi daanaka xuus nañu ci deuxième point bi nu war a waxtaani di gestion gaz bi pétrole bi hydrocarbure foofu nag laay wàññee ko rek jàkkaarloog soxna Awa Thiandoum
Soxna Awa Thiandoum yow ban gis-gis nga am ci gestion gaz bi pétrole bi hydrocarbure fii ci Sénégal loolu daal bëggoon naa la ci dégg duma def lu dul jox la kàddu ki nu déglu la ci mag samay auditeur soxna Awa kàddu gaa ngoog. waaw man toujours damay am mbégte rek ci laaj yi may laaj ndax gestion hydrocarbures yi état moo ko yore à travers le ministre du commerce ci lay attribuer ay licence hydrocarbures su ñu joxee kii licence hydrocarbures nga am pouvoiru dem installer ab kii station service boo xam ne da ngay jaay gasoil essence ak yooyu loolu moom moo am ci direct ak entrepreneur yi Sénégal ak état en passant par le ministre du commerce pour la gestion des hydrocarbures. Mais pour la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal vraiment c'est lamentable kenn mësu koo gis ci àddina kenn mësu koo gis ci àddina ndax loolu soo xamee ne yow mii dañ laa annoncé ne la def nañ ay recherche kat ay jugement gaz wala jugement pétrole am na li njëkki mooy nga xool ci sa askan ñun ñoo am pouvoir pour exploiter loolu dëkk yu bari noonu la ñuy def ba ci barki démb rek Turquie ci biir géejam bi gis nañ fa jugement pétrole ak gaz boo xam ne kenn mësu koo gis ci àddina bi mais moom nee na jugement yi exploitation recherche baak exploitation beeg lépp ba mise en œuvre ba ñu cay xelli walaatu pétrole tam ça sera turc donc ay concessionnaire turc ñoom ñoo koy gérer loolu moo lay won ne ci en matière de gestion patriotisme da cee baax ndax su fekkente ne jël nga ay entrepreneur Sénégal jox leen pour la gestion la recherche l'exploitation du pétrole et du gaz ce qui est sûr et certain ñoom defuñu gën a jàpp leen xam nañ ne tôt ou tard ñoom fii Sénégal lañ nekk ñu ngi fi seeni mbokk ngi fi non duñu def leen loo xam ne dina leen porter préjudice suba wala nit ñi di leen ci wax wala di leen xoolee bët yoo xam ne naan famille diw moo fi defoon bi moo tax c'est très important donc ñun wax dëgg yàlla xaw ma ñàkk xam la xaw ma maatay la mais daal gestion vraiment gaz ak pétrole ressources minières ay concessionnaires nationaux ñoom ñoo ko war a yore mais ñun daal tubaab bi jiital nañu ñu ngi pousse di dugal naan kii ngeen war a waxal kii ngeen war a waxal bàyyi leen kii toog leen ci siège bi wax toog leen ci taabal ji bu leen def lii bu leen def leen loolu tant que jógewu fi toujours ñun ci lii la ñuy dee donc mais lancer appel au peuple sénégalais pour nit ñi di dem ci information di gëstuwaat bu baax a baax bépp contrat bu fi jaaroon lépp loo xam ressource Sénégal la du pétrole ak gaz kese de même lu jëm ci wàllu suuf si lu jëm ci wàllu ressource halieutique yi lu jëm ci wàllu gestion du littoral sénégalais nit ñi nañuy dem di gëstu loolu moom moo gën donc Chérif comme ni ma la ko waxee rek c'est une gestion gabegique gestion boo xam ne jox nga ko ñoo xam ne kenn maîtriser wu ko te ma xamal la ne Chérif am na koo xam ne mi ngi ci plateforme pétrolière Dubaï yi nga xam ne ñoom compagnie Dubaï Oil ki nga xam ne moo gën a xereñ ab sénégalaise sax moo ko yor d'ailleurs bi nga xamee ne Ablaye Wade
wax nañ ko ne pétrole ak gaz feeñ na demoon na ba gis ndaw soosu mais moom mosul signé dara dem na ba gis ndaw soosu am contact ak moom mais moom li mu doon xaar mooy bu amee deuxième mandat mu doogoo jublu ci affaire yi jugement pétrole yi rek gaz jox ko ndaw soosu donc ñun patriotisme moo ñu manqué tant que nag ñu ngi ci loxo tubaab bi duñu mos a am lu ñu neex duñu mos a dund bu neex duñu mos a am tawféex kon loolu la amoon lu may doole ci gestion pétrole beeg gaz ak hydrocarbures ci Sénégal mu nekk loo xam lu ma naqari la di ñaan yàlla nañ ko yàlla saafaral ndax moom lu mun am rek mooy am lu nit pexe bu suñu borom bi jógee day teg lépp ci yoon kon yàlla nañu yàlla tegal Sénégal ci yoon ci raay yu baax. jërëjëf soxna Awa Thiandoum am na solo te defe naa ni dégg nañu njàngat mi te déggee nañu ko xel léegi nag sëñ Sidi Fall may fàtte rek ni Sénégal xëy na coowu pétrole moo fi ëpp waaye nag ba fi nu toll nii ñun gaz lañu ëpple wax dëgg yàlla ñun gaz moom macha allah li nu am si gaz moom wax dëgg yàlla macha allah waaw sëñ Sidi ma di la laaj gaz bi pétrole bi bon nu mu tudd ressources yi fi soxna Awa wax léegi yépp mais est-ce que yow am nga yaakaar ni ak gestion bi ëllëg Sénégalais yi liñ siy xaar est-ce que dinañu ko si gis est-ce que njëriñ liñ siy xaar dëgg dina egg si population yi maanaam yaakaar lan si wekk est-ce que yaakaar jooju du tas sëñ Sidi Fall foofu laa la bëgg a dégg kàddu gaangoog ñi ngi lay déglu. Chérif laaj bi am na solo gaz lañu ëppale au Sénégal ak pétrole waaye ñoo gën a cher la gaz ci àdduna walla ci Afrique léegi ana sens bi ñoo gën a bëri le pétrole ñoo gën a cher le pétrole en Afrique ana njariñ li ñoo ëpp waaye lépp lu ñu ëppale rek ñun ñoo ko gën a cherle waaw léegi ça veut dire quoi kan moo mën a expliquer loolu te loolu moo fi ne xam nga yenn yi nga nekk doomu réew mi di ci wax dëgg sa xol day jeex sa xol day fees li nga fi wax yépp soo demee ci dëkk yu ñu war dama lay jox fu gën a sori ba Mali ñuy jëlee fii pétrole gasoil et tout yow soo demee Mali ñoo ñu ko gën a yombale mais loolu xel naka la ko mën a jàppe nan la mën a nit kuy xalaat nan la mën a xalaatee ne lii naka la mën a demee explication bi fan lay nekk fan mooy lii suñu président assemblée nationale bi doon wax rek xam naa daf koo fàtte Moustapha Niasse 65% si suñu impôt mu ne trésor la jëm kon 65% yooyu état bu góorgóorlu bu mu mun a doon rek war nga ko wàññi bu baax a baax ba lépp gën a yomb fii au Sénégal moom fàtte na ko moo ko doon wax démb lii mooy la Sénégal waaye nag man toor bi yëpp dama koy jox consommateur yi mooy ñun tous les Sénégalais nag gis nga Chérif un consommateur doit être actif et averti malheureusement ici au Sénégal les consommateurs ne se défendent pas loo teg seen kaw ñu ne yàlla baax na loo teg seen kaw ñu ne amul problème day dem ba nga xalaat ne yow est-ce que njiit yi ni ñu mel sax du ñun ñoo leen ko mel lool parce que dañuy wax ne bon du mujj fenn ceeb yi dañuy
jàmbat tuuti rek après garaaw yàlla baax na waaw mais ba kañ te problème nag day gën a yokk xam nga lu tax imam Chérif xam nga lu tax dama lay wax ne la ñun Senelec bii lim ñuy jox lim ñu war a jox attanatu ko 1200 tonnes la am moom pour jox ko Sénégalais yi te ñun 1800 tonnes la ñu soxla léegi ay saa yi ñu yaakaaroon yi ñuy sax xam nga fu muy mujj moo waxaat ko encore une fois te ñu bàyyi ko xel bu baax tëj leen lu fa waaye amuloon dootoo ko fa am léegi après ñu dem nag wàlliyaan yi te fii la nekk de waaye dañ koy wàlliyaan yi moo tax l'homme d'affaires nigérien Dangote dafa xam loolu il l'a compris très tôt très tôt même moo tax moom présentement au moment où l'on parle moom gis nga mi ngi sanc li nga xam ne waxuma leen Nigéria waaye Afrique ku bëgg rek moom moo lay jox li nga soxla mais ça devient grave et au moment où état lëmm mi ngi taxaw di seetaan loolu di seetaan askanam parce que ñoom ils sont peinards ñoom ba keroog àdduna tukki ñoom dootuñu ñàkk si ñoom li ñu jàpp waaye nag li lewul soo ko yaakaaree foofu aussi léegi ñu gis la ngay tàllal loxo parce que la ngay nekkee def ko sa alalu bopp moomoo ko moomuloo ko lii daal moo fi xew Chérif coono rek ma yabagum foofu ba ci kanam jërëjëf. jërëjëf sëñ Sidi Fall dégg nañu njàngat mi xalaat yi rafet na waaye nag ni ma koy waxee rek li duuf si nag yëpp xëjandoowul si cin li te liñ si war a wax des na liñ si mën a wax des na waaye waxtu weenu xocc kon nag du ma def lu du fàttali leen yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite képp ku soxla Cap Sénégal Natangué nag defal 77 533 39 00 77 533 39 00 nga jokkook Cap Sénégal Natangué nu mu la neexee noo ko bëggi waaye dafa lëkkaloo si partenariat ak sunu Kër FM di la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles ku soxla rajo bi nooy def demal Play Store télécharger sa application am sa rajo ni nga ko bëggee nu mu la neexee say émission boo demee YouTube ba tey di nga ko mën a déglu noo ko bëggee nu mu la neexee mbokk yi nag waxtu wi xoj nañu tàggoo jot na duma def nag lu dul dellu si soxna Awa Thiandoum soxna Awa lan mooy sa mot de la fin nga tàggoo waale rek mbokki auditeurs yi ndax waxtu wi xoj nañu kàddu gaangook Chérif alhamdulillahi rabbil alamin di sargal ñëpp di la sargal yow mi nga xam ne yaa ma invité plateau bi di sargal waa sunu Kër FM leen di sargal bu baax a baax a baax di sargal auditrices yi ak auditeurs yi di sargal ki ma bokkaloon plateau bi sëñ Sidi Fall di ñaanal sunu président Ablaye Fall ak kilifa diine yi yàlla nañ fi yàgg te wér xanaa di wax ne mbégte la woon ci man ma ñëw waxtaan ak yéen ci gestion pétrolière et gazière du Sénégal waxtaan naa ci lool ci ñëw toujours pour sama li ma xam ne moom laa xam ak sama xam-xam ma partagé ko ak yéen ci kontaan lool macha allah Chérif di jox xanaa auditrices ak auditeurs yi nga dig daje ba semaine bii di ñëw incha allah rabbi merci. jërëjëf soxna Awa di kontaan si yow di la jaajëfal wax dëgg yàlla
ànd nga ak ñun si émission bi te defe naa ni indi nga fi xam-xam wax nga fi lu neex dégg sëñ Sidi Fall waxtu wi xoj nanu kàddu gaa ngoog ma bàyyi la rek nga indil ma sa mot de la fin boo paree rek tàggatoo mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi nu àndal si waxtu wi. Chérif sama mot de la fin du weesu di ñaanal réew mi ñu am ñun ñëpp réew mi ñu bokk ñun ñëpp réew mi ñu bëgg ñun ñëpp mu jëm kanam muy suñu Sénégal bi yàlla dimbale ñu suturaal ñu ba ñu am ay njiit yoo xam ne ay exemplaire la ñuy doon ci àdduna bi yàlla mën na ko waaye di ñaanal Cap Sénégal naataange lu ñuy yóotu ñu jot ci waaye nit ñi koy wax feccu leer si neexee ndey jaay jàpp si mbagg kon mu mel ne Cap Sénégal su dee liir la président Abdoulaye Fall mooy yaay ja président Abdoulaye Fall mu ngi lay ñaanal yàlla yokk la ci côté yëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def Chérif di la féliciter waaye di la encourager di la wax ne yow it amuñ sa fay koo xamul noo koy def nag danga koy bàyyee ko xamul lu mu lay def Chérif yow bàyyi nañ la ak yàlla waaye di féliciter di encourager aussi soxna Awa Thiandoum macha allah soxna si yow sa njariñ dafa bari parce que yow waxuma sax émission bi waaye la nga jàng muy la ñëpp soxla surtout jigéen ñi di leen defal formation di leen xamal lu ñu xamul woon te ñu ne àdduna moom ku yokkul rek da ngaa wàññi ku defarul da ngaa yàq yow de da ngaa yokk wax dëgg yàlla te da ngaa defar te si nga dëkk di la ñaanal yow aussi yàlla yokk sa xam-xam waaye yokk sa wér waaye yokk wërsëg yàlla mën na ko yàlla def waaye di ñaanal auditeur yëpp yu Sénégal yu suñu kër FM ak auditrice yu suñu kër FM di ñaanal aussi bépp membre bu nekk Cap Sénégal naataange bàyyiwuñu kenn góor jigéen mag ak ndaw tout le monde yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéewal defal ñu wërsëg bu sax dàkk musal ñu ci lépp lu ñu mën a gàllankoor ci àdduna yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waaye suñu kër FM yàlla na dem ba ñu koy gën a déglu ci àdduna yàlla na dem ba nekk ci àdduna wërngal képp fenn fu nekk mu am festation yàlla mën na ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Sidi Fall jërëjëf soxna Awa Thiandoum mbokk yi tey ñaar ñooñu ñoo doon seen invité di ñaari kàngam yoo xam ni wax dëgg yàlla waxtaan nañu ak ñun si xam-xam teg ko si yoon waxtaan wi rafet na jàngale nañu te bàyyi nañ fi aussi njàngat di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen fàttali rek ni leen ayu bés bu nekk dinañu tase yéen si seen émission actualité politique de la semaine di leen tàggu di leen ñaanal jàmm ak salaam wér mën ak tal ba nu dajewaat fi incha allah nekk leen si jàmm jërë ngeen jëf.